الحمد لله القائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وشفيئنا وحب قلوبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Louange à Allah, le Très-Haut, qui a ordonné la pureté du cœur, du regard et des comportements à ses serviteurs. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, modèle de vertu et de chasteté, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs en la foi, nous vivons dans une époque marquée par une exposition constante à la tentation, où les normes morales s'effritent et où la fornication et les relations illicites et les comportements indécents deviennent banals, voire glorifiés par divers canons. À l'université, ces phénomènes sont d'une ampleur inquiétante, en ce sens que les fréquentations entre hommes et femmes ne connaissent aucune limite. Les soirées débridées font grandement le bonheur des uns. Les contenus impudiques inondent les réseaux sociaux. Ces pratiques ainsi que tant d'autres de la même nature ouvrent la voie vers les péchés. La banalisation et la vulgarisation du mal appellent de la part de chacun d'entre nous un retour sincère au Coran et à la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et n'approchez point la fornication, et quel mauvais chemin. Dans cette injonction, on remarque deux choses. D'une part, ne pas commettre la fornication. D'autre part, ne pas s'en approcher. Cela signifie que la personne doit préserver sa chasteté. Mieux, toutes les circonstances susceptibles de conduire à la fornication, à savoir entre autres les regards, les conversations, les messages, les flirts, la solitude avec une personne étrangère, c'est-à-dire avec un homme ou une femme avec lesquels le mariage et l'égation de la charia sont à l'unité. Chers frères et sœurs en la foi, la chasteté est une parure pour le croyant. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dit: il n'y a pas de plus grande tentation pour les hommes après moi que les femmes, rapporté par Bukhari et Muslim. Ces nobles paroles ne laissent pas entendre que la femme est l'incarnation du mal, loin de là, mais que la relation hommes et femmes mal encadrée est un terrain glissant. L'islam ne diabolise pas les instincts, par contre, il les oriente. Il recommande d'ailleurs le mariage, la pudeur, la retenue et l'effort pour dompter ses désirs. Les garde-fous qu'ils instaurent contre les dérives préservent les mœurs, la santé physique et l'honneur de chaque croyant. Chers frères, chers sœurs en la foi, l'université est sans conteste un lieu d'acquisition des connaissances. Mais, en plus de permettre la quête du savoir, elle doit être un cadre de préservation de la morale. Préserver sa chasteté, c'est en même temps préserver sa foi, sa dignité et son avenir. Combien de rêves brisés, de grossesses non désirées, de grossesses non désirées, de maladies, de traumatismes psychologiques ou de pertes spirituelles dues à une liberté non circonscrite. Les cas sont nombreux. Frères et sœurs en la foi, face à ces risques, il est opportun de suivre une voie sage et protectrice qui peut décliner en ses conseils ci-après. Premièrement, éviter les discussions et fréquentations ambiguës. 2. Être pudique dans sa tenue, son regard et ses paroles. 3. S'entourer de personnes pieuses. 4. Se souvenir à chaque fois du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, à qui rien n'échappe. Et ce même en étant seul.
5. Occuper son temps par des activités utiles, des cours, des dawa, sport, lecture, etc., etc. Et 7. Et enfin, et en dernier lieu, jeûner si les tentations venaient à être fortes ou difficilement contrôlables. Cela est non seulement une source de rétribution, mais aussi une bouclier solide. Chacun doit, face aux passions et désirs illicites, s'armer de la ferme résolution de ne pas y succomber et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut le maintienne dans le bien. Chers frères et sœurs dans la foi, la chasteté n'est pas une faiblesse, elle est une force. On rempart contre les reflets amers. Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut a promis sa lumière, sa guidance et son paradis à ceux qui résistent à leur passion par crainte de sa colère et de son châtiment. Le croyant qui, malgré les possibilités énormes de folie qu'il s'offre aisément, préserve sa chasteté à une récompense considérable auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne doit l'amener à admettre que la fornication est la voie indiquée pour retrouver la paix intérieure. Il ne doit pas y percer pour être dans l'air du temps, c'est-à-dire suivre ceux qui sont dans la promotion du mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la pureté, la lucidité et la fermeté face aux tentations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos cœurs, nos regards et nos actes. Yaghfirullahu lana. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Mbokk jullit yi, ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala te di ko kennal, di ko bàkk, di ko kañ, di ko delloo jukkal. di julli tey sëlmal ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan yàlla bu deñ benn yoon di sotti ay waam yi xew ci kawam moom ak saxaaba yu baax yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak képp ku topp seen njiit ba keroog bis ba ci di taxaw. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci jaamu yi nga xam ne gërëm na leen àdduna ak àllaaxira. mbokk yi, ñu bokk xam ñun ñëpp ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu koo xam ne dafa santaani bu rëy li nga xam ne moom mooy sàmm mooy nit ki góorgóorlu ba sàmm boppam téye boppam ci lépp loo xam ne lu xaraam la, lépp loo xam ne lu salte la, lépp loo xam ne lu laabul la, lépp loo xam ne lu teeyul la. moo tax yàlla subhanahu wa ta'ala dafa dem bay di jàngal ni foo fekk ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy baax, ñoom kat ñu baax ña rek lañ mën a àndal, waaye ñi salte bëgg lu salte foo leen fekk ñay def loolu la ñuy mën a àndal. alxabisaatu lil xabisiin wal xabisuuna lil xabisaat wa tayibaatu lil tayibiin wa tayibuuna lil tayibaat. su borom subhanahu wa ta'ala daal di jaare ci làmmiñ yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di digal xeet bi yëpp ne wa qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim. yow yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngal la sa xeet, waxal leen ñoom ñi gëm yàlla, wax leen ne dañuy sàmm seen bopp, nañuy sajj seen i xool, di wàccee seen i bët, di xool lañ leen xooloo, di xool lu dagan, waaye itam di sàmm seen bopp, di moytu dugg ci loo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala araamal na ko, ndax loolu nag mooy li nga xam ne moo gën ci ñoom, moo gën a laaj ci ñoom, moo gën a sell ci ñoom, moo gën a baax ci ñoom, te yàlla subhanahu wa ta'ala xam na nag mbooleem la nga xam ne yéen ci yàlla subhanahu wa ta'ala noonu ko diglee itam jigéen ñi mu wax ne wa qul lil mu'minaati yaghdudna min absaarihin. yàlla digal ñi nga xam ne ay jigéen lañ ñeneen ñoom itam nañuy sajj seen i gët di xool lañ leen xool loolu di xool loo xam ne lu dagan la, waaye itam sàmm li nga xam ne moom mooy seen i pëy bañ a cee def loo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala daf koo araamal. mbokk yi, kenn ku nekk ci ñun ñii, man ak yéen ñoo ci bokk yam, xam na ne ku seetlu suñu société fii nga xam ne foofu la toll, xam na ne société la boo xam ne dafa li nga xam ne moom mooy mbon dafa nekk loo xam ne lu tasaaroo, mais mbon bi nga xam ne moo gën a tasaaroo te nekk loo xam ne lu fës la ba nit ñi dañoo dem ba dañ ko banaliser, ba nit ñi dañoo dem ba jàpp ne lii amul benn problème, mooy relation li nga xam ne moom mooy diggante góor ak jigéen. dañoo dem ba relation la boo xam ne nit ñi jàpp nañ ne amatul benn limite, dañuy akolaadante nu mu leen neexee, dañuy joxante ay loxo nu mu leen neexee, dañuy fëralante nu mu leen neexee, lépp loo xam ne jàpp nañ ne lii daal war nañ koo def rek dañ koy def. xooluñ ci ne yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg na ko, xooluñ ci ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaam lii tere na ko, seen yoon newul ci loolu. waaye am na ñoo xam ne relation góor ak jigéen amuñ ci limite, pour ñoom daal mbir nit la, donc defal lu la neex. te fekk nag yàlla subhanahu wa ta'ala xam na ne dëgg-dëgg tentation bi gën a rëy bi nga xam ne moo mën a indil nit problème ci àdduna, indil ko problème àllaaxira, bokk na ci tentation bi ci gën a rëy mooy ñàkk a préserver relation bi nga xam ne moom mooy diggante góor ci jigéen.
Iblis dafay wax ci talbisu Iblis al-imam Ibn Taymiyya day nettali Iblis dafay waxal boppam ne jigéen ba muy wax ci moom mu wax jigéen ne ko anti nisfu jundi yow jigéen yow yaay sama arme bu gën a sama arme boo ko xaajoon ñaar benn xaaj bi yëpp yow maanaam heure bu ma bëggee képp góor heure bu ma bëggee yàq kenn heure bu may bëggee defal kenn lu ñaaw daanaka yow jigéen yow yaay ki nga xam ne moom yow laay utiliser moo tax relation la boo xam ne il faut que xoolaat ko tey suñu université bii boo ko xoolee nit ñi guddi ak bëccëg daanaka ay relation la yoo xam ne nit ñi ci sa duuti yu leen def lañ xoolal réseaux sociaux yi loo xam ne lii wax dëgg yàlla heure bi ci sa bët tegoo da ngay bëgg a jooy loolu mooy li nga xam ne moom la nit ñi di partagé ci diggante loo xam ne lii ca kaw lal rek la war a yem mais ñu jël ko exposé ko di ko génnee ci ay réseaux sociaux en tant que université nga xam ne bërëb la boo xam ne bërëb bu xam-xam la bërëb la boo xam ne am na lu bari liñ doon xaar ci ñoom bërëb boobu tey moom mujjee nekk bërëb boo xam ne bërëbu caaxaan lañ ko mujjee bëgg a def ak bërëb boo xam ne bërëb fowukaay la ay nit dem nañoo dem ba amatuñu contrôle foo leen fekk ñu ngi laqatu ci ay rumb ay suufu garab ak ay heure lu munti doon yoo xalaatul ay nit a ciy jéem a def loo xam ne lu ñaaw la diggante góor ak jigéen ci loo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa ko tere suñu borom subhanahu wa taala ngir bañ loolu moo tax dafa teeloon a alerte ci sootu li nga xam ne moom mooy al isra mu wax ne wala taqrabu zina bu leen jege waxul bu leen def de waxul wala tafalu zina mais dafa ne wala taqrabu ngal la waaye bu leen jege lépp loo xam ne xeetu njaalo la njaalo bu ci gën a rëy mooy àgg ci li nga xam ne mooy acte sexuel bi ngeen baal ma ci kàddu bi waaye am na yeneen prémices yoo xam ne ci njaalo gi ci ma ko ana naka la góor di jógee yow en tant que góor jigéen joo xam ne dara jotewul sa diggante ak moom takkuloo ko kenn mayuloo ko du sa rakk dara jotewul seen diggante te jigéen la boo xam ne sax tey l'islam daga naan la yéen ñaar ngeen mën a sëy ngay akkolaadanteeg moom di laalanteeg moom fenn fu nekk loolu fan nga ko teg ak lan nga koy justifier sama xarit la sama nangam la seen bii dara wóorul ci loolu ngay def ittaqillah ragalal sa borom ci loolu ngay wax ragalal sa borom ci loolu ngay def xalaatal ëllëg bu fekkoon ne li yonent yàlla Muhammad alayhi salaam waxoon benn jigéen wala lam waxoon benn waay ne ko man kat li nga xam ne moom mooy njaaloo dama koo tàmm waaye bu ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaam ne tegee ne ko waaw loolu ngay def noonu ndax bëgg nga ko def ak sa yaay mu ne ko mukk bëgg nga ko def ak sa sœur mu ne ko mukk mu ne ko jàppal ne képp koo koy defar rek soit yaayu jàmbur la sœuru jàmbur la cousine jàmbur la kon yàlla dafa ne wala taqrabu bépp élément boo xam ne mun na laa yóbbu ci def lu xaraam diggante góor ak jigéen même bu fekkente ne àggu leen ci acte bi sax yàlla nee na moytu ko bu ci jege moo xam xool la moo xam wax la moo xam téléphone la am na ñoo xam ne nag boo leen gisee da ngay yaakaar ne dañuy li gars yi di wax dañuy yaara waaye bu ñu duggee ci ruq ya ci téléphone la ñuy profité ngir mën a dégg baatu jigéen loolu am benn effet bu muy def ci ñoom ngir ñu mën a gérer seen désir subhanallah subhanallah mbokk yi jàpp naa ne société bi fi mu toll en tant que ay universitaire wallahi yenn yi war nañ ko xoolaat yu bari war nañ ci taxawaat xoolaat ci suñu bopp bu baax a baax a baax ay góor ak ay jigéen seeni relation kenn waru ko boyal ba lu neex waay def ba lu neex waay dugg am na ñoo xam ne fi mu nekk nii kenn teg maanaam duñu ay marié mais comme ay marié di fanaan nu mu leen neexee di yeewu nu mu leen neexee sangoo sarbet dem di gat yaa subhanallah di joxante ay rendez-vous mais loolu maalakum kayfa tahkumun loolu ngeen di def lu mu yow sëñ bi takkaanoo yow takkuñu la takkaanuñu la ndaw lu salte amul lu gën a salte jigéen joo xam ne nangu naa simmeeku jox boppam góor boo xam ne dagalu ko waaye amul bu gën ci góor bu gën a salte tiim jigéen joo xam ne dagalu nanu ragalaat yàlla te dellu siwaat ci dëgg
jàpp naa ne li alquran waxoon ne alam ya'ni lillazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alhaq. jot na ñu ragalaat yàlla, jot na suñu xol yi tiitaat ñu dellu siwaat ci dëgg yu ñaaw yi nga xam ne moom la ñu nekkee. yow jigéen yoo xam ne dañ laa tere ko jox ko loxo, yow jéggi nga foofu jox ko loxo, waaye yaa ngi ci yeneen ak yeneen ak leneen ak leneen. moo tax bu ñu waxee société bi ñu naan nit ñi tàkkuñu nit ñi tàkkuñu nu ñuy tàkkee lañ ko mucc tàkk ñu koy am nu ñuy tàkkee. njaaloo ak li nga xam ne moom mooy mariage ñaari benn groupe la boo xam ne ñoom ñaar mënuñu ànd di croître. su benn bi di jëm kanam beneen bi day wàcc. nanu ragal yàlla te dellu siwaat ci dëgg. relation góor ak jigéen yi ñuy jël di ko caaxaane nanu ko arrêté te xam ne suñu borom subhanahu wa taala bëgg ko. suñu borom subhanahu wa taala da koo tere, dafa yamloo jigéen ñi ñu yam fa ñu war a yam, mais góor ñi itam dañoo am ay limite ñu yam fa nga xam ne foofu lañu war a yam. ñu moytu lépp loo xam ne mën na leen dugal ci fitna diggante góor ak jigéen. tey boo dellu suwee ci suñu université xoolal laajal sa bopp ñaata ci ay nit yoo xam ne tey ñu ngi dund ay traumatisme ci seen i bopp yoo xam ne xamuñu fu ñu koy jooyee, maanaam mënatuñu sax dem fi toog di jàng. xam ngeen ci xam naa ci ñoo xam ne tey mënatuñ dem fi di jàng. lan moo leen ko yóbbee? benn relation góor ak jigéen boo xam ne dañ ko doon entreprendre ci loo xam ne anam bu dagal la ba loolu yóbbee leen loolu. ñaata nit ñoo ci tàbbi ci ay feebar yoo xam ne ba tey jii ñu ngi tëdd. ñaata nit ñooy ñi nga xam ne seen avenir jaaree na fa yàqu ba faw. waaye itam ñaata ci ñoo xam ne ñoo jaaroon ci la ñu jaarale ci relation boo xam ne bu ñu baaxalul la ñu jaaree fa sax ñàkk seen i bakk. xam ngeen ko, yëg nañ ko. wala loolu yëpp dafay nekk ay mbir yoo xam ne dañuy yëg information bi rek ñu jàll inaperçu, duñ ci tirer benn leçon, duñ ci tirer benn enseignement, noonu rek la war a jàlle. ñaata nit tey la seen avenir yàqu, ñii ñu leen tëj ci ay kaso ngir relation góor ak jigéen. nit ñi àgg nañ ci bëgg a def ñu ñaaw. am na góor yoo xam ne dem nañ dem sax pour ñu ko mënatuñ sax contrôler seen i bopp, jaral na leen ñuy fekk dugg ci ay néegu jigéen pour bëgg ci sàkku kenn. subhanallah. jàpp naa ne nit bu àggee foofu nag mooy wax dëgg yàlla yow nag sa mbir war nañ ko xoolaat. kon nit day feggu, jullit day feggu, jullit day moytu. képp koo xam ne relation doxul seen diggante ngal la waaye moytul kenn waxu la bul wax ak moom, kenn waxu la bul seq jàmm ak moom, waaye nag defal attention. Seytaane dafa yéeme de. gis nga li mu wax ne jigéen mooy armam, mooy xaaju armam, képp kum ci bëgg a jàpp dana la jàpp. ñaata ci ay nit ñoo fi kawe woon lool, nit ñi nawoon leen lool, seytaan ñooy jaar ci jigéen yàq leen daane leen ñoom ñëpp ci suuf. il faut ñu def attention. kon lii mooy suñu réalité, lii mooy li nga xam ne moom lañ nekk di dund. li jaadu mooy kon ñu xoolaat fan lañ war a mën a jaar, yan yoon lañ mën a jaar ngir mu mën a fegu sàmm. tey société bi fi mu toll wax dëgg yàlla métti na. yoon yi ñu war a jaar ngir mën a sàmmwaat fegu ay yoon yu bare la bokk jullit. yoon yooyu ba ca jiitu, ba may lire texte français bi moom laa jiital, waaye moom laay jiital. li tax ma bëgg koo jiital nag mooy gis nga képp koo xam ne xam nga sa bopp, ndax nag nit la. yàlla dafa am ay xaraïs, mooy li ñuy wax instinct yoo xam ne du ko bindaale doomu aadama. doomu aadama dafa am ay instinct. képp koo xam ne da ngay lekk ci xorom bi di lekk ci suukar bi, daa am yoo xam ne da nga koy yëg, ak képp koo mënte doon da nga koy yëg. yooyu nag boo koy yëg il faut nga xam ne même boo désir yooyu yàlla dafa bëgg nga sàmm ba boo koy def nga def ko foo xam ne fu dagal. kon nag solution bi jiitu mooy képp ku xam sa bopp, mënatoo jël sa bopp, dama nga takki jabar. bu dee jigéen nga boo gisee koo xam ne mën na laa denc, demal ñu denc la. loolu mooy solution bi de. nekk jigéen nga bëgg a jaar ci moom chaque 2 jours nga xuloo kenn jëli keneen, amul benn njëriñ, te bakkaar rek nga ciy jële. ay bakkaar nga ciy jële àdduna ak àllaaxira.
yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu demee ci al isra wal mi'raj wan nañ ko ay nit yoo xam ne ñu nga mel ni lu nekk ci benn fuur ñu ngay seeni pëy ñu ngay lakk di génne safara. yonent bi alayhi salaam ba mu ko gisee mu tiit laajte ñu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ay njaalokat lañu woon. mbugal moomu metti na de nit day moytu nit day fegu nit day daw li nga xam ne mooy fitnay góor ak jigéen. kon li jaadu ci kenn ku ci nekk bu fekkente ne yàlla may na la nga am as tuut boo mën a wutee jabar demal wuti jabar te góorgóorlu yàlla subhanahu wa taala dina la jàppale. wa ankihul ayaama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in takunu fuqara yughnihimullahu min fadli. demal nga takki moo gën caaxaan yi nga bëgg a nekkee. leer na la ne yow yaa ngi am xaalis yaa ngi dugal mais loolu ngay jël di ko yàq ci dem ci kii dem ci kii demal nga takki jabar. yow mi nga xam ne jigéen nga itam demal boo gisee ku la mën a denc ngal la waaye demal ñu denc la te bàyyi seer lu geeg garaaw lu gi amul njëriñ indi ay fitna rek lay yokk. mbokk yi bokk na ci yoon yi nga xam ne war nañ cee jaaraat ngir delluwaat ci chasteté ñu mën a sàmmwaat mooy ñu góorgóorlu fréquentation yi ñu xoolaat. fréquentation yi nañ ko xoolaat nit booy ànd xoolal ki baax xoolal ki ragal yàlla nga ànd ak moom. nit booy ànd da ngay ànd ak koo xam ne da lay dolli mais koo xam ne chaque jour da lay inciter ci def lu ñaaw naka ngay ànd ak moom. yonent bi alayhi salaam da doon wax ne fal yanzur ahadukum man yuxaalil kenn ku nekk ci yéen na xool ki nga xam ne moom lay jàppee xarit dañ koy tànn àndandoo dañ koy tànn. nit du wut àndandoo boo xam ne ci ñaaw ci lu def lu ñaaw ak def wax lu ñaaw ci loolu koy incité déedéet mais wutal booy fréquenté ñoo xam ne ñu baax lañ ñu lay dolli lañ. moo tax même ñi nga xam ne ay nouveau bachelier lañ nañ ngal la waaye nañu moytu parce que dafa am ñoo xam ne ay profiteur lañ topp ay xale yoo xam ne dañuy door a ñëw nga daan da nga leen di expliquer yu mel noonu di wéet ak ñoom pour def lu ñaaw subhanallah di profiter ci ñoom. yow nga waroon leen a jàppale waroon leen a encadré ngay jéem a profité ci ñoom loolu kenn xamul noo koy tuddee rafetul ñaaw na lool. kon nañu delluwaat ci wut ay fréquentation yu baax fréquentation yoo xam ne dañuy dolleeku suñu diggante ak suñu borom ndax loolu rek mooy li am njëriñ. àndandoo boo xam ne boo àndeek moom boo nekkee ci dëgg mu ne la yaa ngi ci dëgg waaye bis boo jàddee yoon mu daal di lay attaqué ci loolu te loolu moom mooy àndandoo bu baax waaye boo xam ne da lay nax rek naan la sawaay temps yi yaa ngi ci de ci bu dee jigéen ki la mu lay kii naan la temps yi yaa ngi ci dara amul benn njëriñ loolu ay naxaate la rek lépp koy bës say ñëw day daanu dëgg rek ay mujj dëgg rek mooy mujj bu ñu naxante. ñaareel bi itam mooy wala boog ñetteel bi colin yi nga la waaye nañ ko xoolaat colin yi nañ ko xoolaat surtout ci côté jigéen ñi nañu xoolaat colin yi am na façon colin yoo xam ne wax dëgg yàlla yi ngay gis ci société bi léeg-léeg da ngay sëgg ba bëgg a mbëkk mii yàlla xam na ko da ngay sëgg ba sonn ndax ay nit yoo xam ne la ñuy sol kenn xamul lu mu doon mu mel ni loolu fi mu nekk nii maanaam nit ñi dañoo dem ba dañoo jàpp ne fi mu ne nii loolu mooy di dagat maanaam dañ jàpp ne ku solul ab mini jupe képp koo xam ne solo lu sexy yow nekkoo ci scène bi quoi. alquranu karim dafa laa digal yow jigéen yàlla subhanahu wa taala dafa ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudniina alayhinna min jalabibihin loolu ngeen nangu ko bañ ko nangu loolu mooy dëgg da ngeen a war a muuru li ñu daganal ci yéen mu feeñ mooy seen i xarkanam ak seen i ñaari kenn ku ko bëgg a dégg looloy dëgg ku ko bëgg a dégg looloy dëgg muuru du aaday naar loolu moo ëpp sàmm moo ëpp jàmm moo tax nit ñi mën a préserver wu looloo tax sax nit ñi respecté la yàlla subhanahu wa taala li mu la digal boo ko deful kenn du la respecté agression sexuelle yi nga xam ne ñooy am ak violation yi nga xam ne mooy am yëpp bari na li ko indi mooy sexe bu bon bi nga ak colin bi nga xam ne moom la ñuy gis ci société bi surtout ci biir université bi am na yenn jour yu mel ni ay samedi yu mel noonu boo fi ñëwee da ngay yaakaar ne nit ñi subhanallah
li ngay bëgg rek mooy xamante demal tëdd bi moo ëpp jàpp mais ci biti bi moom sañoo faa jàpp ndax ay colin yu ñaaw colin yoo xam ne yu ñàkk yu vraiment yu ñàkk teggi na la kon yooyu itam nañ ci dellu soit góor ñi itam vraiment di góorgóorlu sol lu baax sol loo xam ne lu lislaam santaane la waaye bokk na ci liy jàppale nit ki ci sastete mu góorgóorlu di bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala foo mun a nekk loolu nag mooy arme bi gën a rëy kenn ku ci nekk yëgal ne bés bi nga xam ne yaa ngi wéet bu bëgg a def lu ñaaw xalaatal ne wallahu basirun bima taamaluun li ngay def yàlla ngi lay xool naka ngay nangoo yàlla subhanahu wa taala di la xool en tant que yow jaamam yàlla wërsëgal la ay gët wërsëgal la ay xéwal yu bari yoo xam ne am na ñeneen ñu ko xaj yow nga jël cër yooyu di ko moyee yàlla subhanahu wa taala amul lu gën a ñaaw def loolu yàlla yëkkati ay cër jox la ko xaj ko ñeneen mu bañ leen koo jox yow yàlla dégg la ko nga jël ko di ko moyee yàlla te yàlla ngi lay xool istahyu min allah haqqal hayaa nanu am kersa ci yàlla nañu am kersa ci def lu ñaaw suñu digganteeg suñu borom subhanahu wa taala ñu góorgóorlu itam suñuy temps yi ñuy am di ko occupé ci lu am njëriñ jullit day occupé wu aw ma temps dëgg la loolu lu baax la ci jullit nit warul am temps sa temps da nga ko war a def say activité jàng bi ngay def ak dem jàngi alquran dem jàkka ji julli yi dem defi yeneen ak yeneen loolu lu ci am solo bi may daane loo ci jeexalee ko mooy itam ñu góorgóorlu quelque soit li nga xam ne moom mooy sunuy ci tentation yi li muy bari bokk na ci li ciy jàppale nit mooy góorgóorlu nag di woor waaw li jaadu ci société bi mooy képp koo xam ne wax dëgg yàlla yëg nga ne say désir dem na ba foo xam ne àgg na foo xam ne mënatoo ko contrôler day woor day damm li nga xam ne moom mooy désir nañuy woor waaye nag doo takk doo woor loolu wóorul de takk boo wóoroo loolu wóorul waaw boo amul jabar il faut ngay woor sëñ bi loolu mooy tax say désir di xaw a wàññeeku tuuti waaye nekk topp ci xorom beeg yu mel noonu ngay lekk rek te doo woor loolu say désir daanaka doo ko mën a contrôler ci اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم برحمتك من الراشدين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.